ñu ko xam leen cànd bi ak ñun ci seen télévision ITV waxtu xabaaru marax yi la gën a fees bokk na ca ni OSIWA ak i partenaire am taxaw temm xeex mbirum guerre mu leen tax a jóg corruption gi lañ ci def ci ay koppar bari lool dañu ci ñëw ci biir xabaar yi am na waxtaan guñ ci amal tey jile dañ ci bokk itam jukki xabaaru marax yi bokk na ca Tëngéej fexe ba jeexal lab gi ci géej gi nekk na waxtaan gu nu sémbum fexe ba xale yi faatu ci géej gi daal di mën a dakk bokk na ca ay waxtaan yu yaatu yoo ñu ngi koy amal boole ca xale yi waajur yi ak it école yi dañ ci ànd ak gëstub Babacar Seck ci biir xabaar yi dañ ci bokk itam beneen wàll bu nu jukkim Sénégal yokk na kàggoom ci wàllum culture gi aada ak cosaan bu Sénégal yokkee na daanaka juróom-benn fukki mbir yu manqué benn lañ ci bëgg mooy fexe ko gën a aar wagar ko itam ba lépp luy sunu ko aar ñu ko mën a doxañ ci ay kàggu ba kenn du ko laal dañ ci bokk itam lu jëm ci reportage yu bis bi gëstu la bu nu jagleel toog tekki ci réew mi lu mën a nekk la ñenn Sénégal def ko dañ ci ñëw ànd ci ak Omar Kane mu ñuy xamale kenn kook doomu réew mi lam ak la mu génne ci markam nunu le di ko doxal ba ak léegi nis ki ñu soog faram fàcce gi ñu gërëm leen cànd bi ak ñun jukki yëpp xabaaru marax yi ñu koy tàmbalee faram fàcce gi ci fexe xeex wàllum guerre ci biir réewum Sénégal lii di OSIWA ak i partenaire am bokk na ca E-Media yëkkati seen ay kàddu ak seen doole ànd nekk benn fexe ba mën a waxtaan ci seen biir fexe ba dimbali askan wi te fexe ba li nga xam mooy wàllum guerre gi waxtaan nga yaatu woon lool ñu jàpp ni def nañ sax lu toll ci $250,000 bu ñu ko xayma milliards yu bari ci mbirum franc CFA la ñu jàpp ni faaw waxtaan ak askan wi ba ku ne mën a gën a xam taxawaay bi la wax ci wàllu guddi mel ndaje man ci woote woon yaatu woon na lool maam Seynabou Ba bu fekkee na ko reportage. gën a yokk seen taxawaay ci ni ñuy xeexee guerre ak wàllum redevabilité ci wàllum gouvernance publique loole moo nekkoon solo su ndaje fii projet bi nag ñu ngi ko financé lu tollu $266,000 américains ci lëkkaloo OSIWA Forum Civil Wati ak groupe E-Media. bu ñuy déroulé nii tey OSIWA moo ko financé Forum Civil Wati ak E-Media groupe pour un peu si ay questions xeex guerre maanaam corruption si un peu ak wàllum. Rendre compte maanaam bu la joxee dara nga ñëw del li ngeen ma joxoon kat lii ak lii laa si def lii ak lii moo si des. bu ñu sukkandikoo ci Fadel Diop chargé recherche Wati moom nag jubluwaayu projet bi mooy nu ñu gën a yokkee taxawaayu citoyen ci wàllum promotion gouvernance économique. mi naan gouvernance ñu woowee gouvernance économique xeex contre corruption dafa nekk lenn loo xam ne lu am solo la te am na yu jéego yu bëri yu des yu ñu si war a def. Donc naam gouvernement bi moo ngi def ay avancées mais société civile bi tamit daf ci am wàllam yan activités lañ mën a tëral activités yooyu noonu pour sénégalais bu nekk ak sénégalaise bu nekk comprendre ne moom am na wàll ci xeex corruption ci goxam. projet bii nag fas yéene na lëkkaloo ak sénégalais yi ci wàllum xeex guerre. résultat bi ñu bëgg instant yi nii mooy xam yan activités yi ñuy développé parce que waaw yàgg nañu wax ne corruption ak transparence yi nga ko waxee citoyen bi dafa ci am rôle mais naka la ñuy def ba citoyen mën assumer rôle boobu noonu naka la ñuy pousser naka la ñuy gunge nit yi pour ñu xam ne ñoom am nañ ci benn rôle. xeex guerre mooy projet phare bi nga xamante ne ñi ko taxawal di Wati E-Media ak Forum Civil. ay kàngam taxaw di xeex guerre ci biir Sénégal ci mboolem département yu réew mi waaye tamit yeneen kàngam taxaw ñoom itam xeex li nga xam si moo di alal ji léwut ji bokk na ca GIABA moo koy xeex ak ñamu lëkkaloo day partenaire am taxaw ci wàllu ñoom itam la ñu gis nag mooy ci réew Afrique yi am na juróom-ñaari réew yoo xamante ne bii seen ay bànqaas ci wàllum koom ñu doole ga ca war ngir xeex alal gu léwut gi lu di mel la ñuy waxtaanem ñetti fan lay doon ay kàngam fekkee na koom dañuy ànd ak nga xam si moo di Kim Labalou Aba moo ngànk GIABA la mu dénk ITV. En fait, le Sénégal a été évalué depuis 2017
et son rapport d'évaluation. càmbar nañu Sénégal ci wàllu xeex financement terrorisme mi ci atum 2017 waaye rapport d'évaluation mutuelle bi nag andi na tëralin bu sax ci weeru mai 2019 ni ki yeneen réewi Afrique yi ci teg ay ponk ci wàllu yoon ngir mën a xeex lépp lu aju ci wàll dugal xaalis ci réew mi te bu jaarul ci yoon ak it financer terrorisme bi am na ay jéego yu ci def donte nag am na lu des bu baax jafe-jafe bi mooy Sénégal ak yeneeni réew yu bari seen liggéey ci wàllu xeex blanchiment des capitaux ak xeex terrorisme dafa des comme ni ma ko waxee sànq am na ñaari réew yoo xamante ni bi ngeen càmbaree gis nañ ni seen liggéey des na bu baax li ko waral nag moo di ñàkk koppar yu doy ak it ñàkk am ay jumtuwaay ci wàllu yoon yu leer yu dëppoo ak mébét bi gàllankoor yi nga xamante ni moo tere réewi Afrique yu bari te mën a liggéey bi ni mu waree gàllankoor yooyu bari nañu lool. Le financement du terrorisme dans tous les États y compris le Sénégal. muy kàddu yi Kim Labalou Abba kii di Mountaga Kane moo ko taatañ xus jëm daanu Kaolack fa jàppale ni waxtaanee koom jot na faa fees mi si dañ ko wàllum commerce di Aminata Assome Diatta bokk na fa waxtaan gu yaatu waxtaane mbirum fexe ba jaay li ni mbay ci réewum Sénégal gën ko mën a yombal ba ku ne mën caa jot waaye itam kàddoom jot naa jëm ci ñii di ay nit jóge bitim réew samp seen ay magasin ci biir Sénégal ñu koy wax Auchan nam tàmbali fi si kaw lox ndàngal lépp jot na ca faram-fàcce correspondance Adama Sarr. xew-xew bi dajalee jëwriñ ki tënk wàllum njënd mbéeg njaay mi ak service yi nga xam ne ñoom ñoo ŋànk diwaan bu Kaolack li ko tax a jóg nag moo di day waxtaane jafe-jafe yi nga xamee ne moom moo nar a rek tënku ci li nga xam ne moom moo di campagne commercialisation production agricole yi su ko defee ñu mën cee indi ay safara. kenn mënuñu wax production mënuñu régler problème production tant que commercialisation kenn régler ko ndax ki nga xamante ne booy baykat bu fekkente ne dafa bay ren te li mu bay mënu ko jaay bu déwénee du ko bay wala dina wàññi li muy bay waaye bu fekkente ne li mu bay ren gis mu jàpp bu déwénee day yokk lu muy bay donc boo réglé wul problème commercialisation mënoo régler problème production loolu tax nag ñu jël décision redynamiser cadre bi nga xam ne créé ko depuis 2010 ñu installé cadre bi au niveau national ci mois d'août ñu daal di laaj tamit wax les différents gouverneurs ñu organiser cadre bi ci seeni région ci ndaje mi nag kii di Aminata Assome Diatta dal dina ci profito rek ngir indi ay leeraange ci li nga xamee ne moom moo di wàllu Auchan bi nga xamee ne war nañ ko taxawal fii ci Kaolack te mu jur coow. indi leeral bu gën a beneen leeral encore ci Auchan ndax nag bëgguñu ñu dugal ci xelu askan bi loo xamante ne nekkul di fàttali ni Auchan Kaolack dossier bi man maa koy jot bi ñu ma nommé ci te période boobu bu ñu seetloo bu baax période boobu lañu doon dégg yenn activistes yi di indi yenn wax loo xamante ne xëy na jaaduwul ci Auchan donc loolu boo ko xoolee nga gis ni encore Auchan bi fi mu bëgg a nekk méngoowul ak li nga xamante ne moom la réglementation teg respecté wul distance bi parce que tant que respecté na distance amul problème loolu moom dañuy am avis bi rek daal di dox mais bu respecté wul distance bi ministre du commerce moom moo joxe dérogation waaye nag doo gis loo xamante ne teguwul ci yoon respecté wul distance yi mu mën a jur yeneen lorange yaa ngi dégg wax bi nga xamante ne moom mooy jëm ci yenn activistes yi nga di ko def rawatina tamit boo xoolee li nga xamante ne yéen lu ngeen proposé woon moom mooy nañ leen may ñu toog mais nañu xool xam ni ñu dem ci beneen quartier defe naa Sing sax la ñu doon wax ndax foofu moo gën a adapté waaye ban commerçant moom mooy ñëw installé wu tabax nga toog ba ni ko ci ay at yu néew nga déplacé loolu amul fenn donc loolu amee ministre du commerce dafay jël responsabilité woom comme dérogation la bañ a joxe dérogation loolu am ci dossier Auchan dafay am. le CRD nekk na itam ab occasion rek ci ki nga xam ne moo di Aminata Assome Diatta rek mu dalal xel ñi nga xam ne ñoom ñoo di commerçant yi jëm rek ci modernisation lii di marché central bu Kaolack. Adama Sarr jaajëf Kaolack ndàngal gu sax léeg-léeg mbënd mi daal di leen di sonal yàq fa lu bari noonu la koy amee ci banlieue bu Ndakaaru te banlieue bi koo wax xel dem ci saa yu tawee ñu dund ay gàllankoor yu tar Babacar Mbaye Ngaraaf jàpp ni jot na état bu Sénégal yëg li xew dëgg-dëgg indi ca ci wàllu googu dafa jàpp ni sax ni moom am na mission maanaam enquête boo xam doon na am lu si war a becc la ngir mën a teel a faj naqaru xolu askanu Sénégal dafa nekkoon tey ji ganook émission kenn waa askan wi ak El Hadji Malick Cissé ñu teewlu kàddu. mission moom li ko war def na ko mission bi mooy dañu wax rek dem leen ngeen wutal ni information indi ñu def nañ ko ba ñu pare jébbal nañ ko njiitu réew mi
li ñu mënta comprendre kay mooy la chance u démb bi la moo tax mu am parce que bu dee rapport bi président yëgoon na ko jox nañ ko amoon na sax ab débat télévisé ba amoon bu permettre Sénégal yëpp xam ne ko ci biir rapport bi kon jàpp naa dimbale woon noo xam ne la xamutu xëy na boo naan ataaya la woon rek waaye foog naa ni daal ñun amuñu jotu naan ataaya fi mu toll nii surtout assemblée nationale lu ci mënta am daal li ñu ciy xaar actuellement ci nguur gi mooy li ñu xaar ci nguur gi ak assemblée nationale surtout mooy ñu profité woon ci temps bi amoon ci nawetu daaw ak nawetu ren bi pour càmbar plan national bi xool lan moo dox ak lan moo dox li dox nan lañ ko gën a baaxale li doxul nan lañ fexe ba mu dox ak aussi li ñu desee ci xaalis ak temps bi ñu desee nan lañ mën a def ba gaawantu ba inondation yi bañ a amati fii ci Sénégal di naqaru également le fait que dem assemblée nationale dégg ñu wax benn yoon mesure bu mën a permettre ñu recaser les 386 familles maanaam ñetti téeméer ak juróom-ñetti fukk ak juróom-benn famille yoo xam ne wax ma nit de famille laa wax ñoom ak seeni doom état moo toj seen kër depuis 2005 tey on est en. muy Babacar Mbaye nga xam ba ngay tudd pencu ndaw réewum Sénégal fay sax jàppale ni kon waxtaan yaa ngay wëcc yenn ci ay ministres yi fay bàggante dem ba tey jàpp barki démb waaye foofee sax jàppale ni coow la faral di am bari na lool ndax léeg-léeg député yi am seen biir xët-xët ci lu mel nekkul lu jaadum bu sukkandiku ci gis-gisu colonel Momar Gueye li mu jàpp mooy jot na ñu fexe ba kaaraange dellu si waat ci wàllu gu ni mel waaye itam fexe ba askanu Sénégal dellu si waat seen ay valeur mooy li ñëpp xamee Sénégal jikko yu rafet yi ak wàllu mbaax gi loolu lépp bu ñu ca noppee sax jot na jibal kaddu moom dafa nekkoon tey ganok invité matinal i rajo ak Alassane Samba Diop ñu teel ko. li ñu war a def nag man li may ñaan réew mi mooy li ñuy wax prestation de serment maanaam nga dem giñ ci ñi nga xam ni mooy àttekat yi gën a kawee ci réew mi nga dem fa giñ ni man mii diw député du Sénégal askan wi laa fa toogal du ma sàcc du ma fen du ma saaga du ma xulo du ma xaste yooyu yëpp nga wax ko ñu bàyyi la nga dem bis boo demee assemblée nationale ba def fa jikko joo wane fa jikko joo xam ni di jikko yi député ñu dàq la parce que violation de serment lay doon loolu laay ñaan nit ñi def ko leneen li nga xam ni moom la ñuy wax honorable député ku ñu déggati nga xaste wala nga saaga wala nga def naka su dul noonu assemblée bu la kenn waxati honorable député honorable bi nañ ko nangu parce que honorable askan wi ko koy jox bu ko kenn tuddooti honorable bu tuddee Moussa Diaw ngeen ni ko Moussa Diaw rek laa amul député amul honorable ñu xam ni dafa defoon ñàkk fayda ci biir assemblée nationale li ma bëgg jeexale mooy jàmm moo gën fii moo gën fa ñu nekk fa ñu jëm jàmm moo gën fii moo gën fa ñu jëm kon na ñëpp bay tollu jàmm ci biir Sénégal jàmm yooyu sax ci la sëriñ Modou Lo nga bu woote ca Touba la ñu jëm moom moo jiite ko ñu woowee Sanatul Amaan kuréel gi saytu lépp lu ñuy ay ca Touba ak li ko wër moom nee na jàmm ji tembe jot na ñu fexe sàmm sunu ay jikko sàmm tamit jàmm yi nga xam Sénégal am na ko ay at léegi waaye nag ñaax na état bu Sénégal tamit ku ci ne bay waram tool bi te itam lan sémb ci ay change ca Touba nan ko yeggale ndax xaar gi mi ngi tàmm la ko yàgg ñu xus Touba dafa correspondance su kii di Gora Ndaak la jooyantiwaat jikko yi naka noonu it yaram ndaw ñi ba ci yeneen yu mën a suqali doxalinu réew mi loole di lu coordonnateur Safinatul Amaan yëkkati Serigne Modou Lo Ngabou jàpp ne tey ji lee ndaw ñi war nañu leen a gën a taxawu. am réew li koy tax a jëm kanam bokk na ci jàngal ndaw ñi te yar leen bala leen warteefu àdduna war ñu toll ci war a liggéey ñu taxawu leen jàppale leen ñu am lu ñu jàpp ñu aaral leen seeni alal te ñuy àtte ci wàllu yoon ñuy bañ a gaawtu ndax kuy jeex dëgg te xamagoo fu mu féete waruloo gaawtu. kilifa diine gi fàttewul it ñaax ay ñoñam ci ñu bàyyi gët doxalinu réew mi. réew mi ku ñu fiy tudde kilifa diine ku nekk lépp luy gàllankoor diine ji war na laa ñor moo tax war nañuy gëstu lu waaye ñuy taxawal ci réew mi di ca joxe seeni xalaat lépp lu ca nar na saxal suñu diine ñu teel ko caa génne ndax gouvernement bu fi mën a ne ci réew mi xam na bu baax tolluwaayu kilifa diine yi waaye dafa mel ne lu bari ci kilifa diine yi dañoo umpale liy xew ci réew mi ba la ñu yelloo doon ci réew mi ñu siif ko ba noppi di leen ca sédd moo tax réew mi léeg-léeg kilifa diine di fi sàkku loo xam ne moo ko waroon a yor di ko séddale waaye lu mën a xew ak lu jamono soppiku la diine ji daa bañ wala soppiku. ci noonee Serigne Modou Lo Ngabou sàkku ci gouvernement bi mu fexe ba sottal liggéey yu mu sumb ci dëkk bu sell bi lii. te bépp liggéey bu fi gouvernement bi di liggéeyati na koy teg ci loxo yu wóor te lu mu fi tàmbaleeti la ca gën
mu àggale ko door a sémb leneen kon ñi leen di defal bilan ci travaux yi nañu leen wax goudron yi ñu fi tàmbale woon daaw nañu leen wax ñu àggale ko bâtiment bi ñu doon tabax ci hôpital Matlaboul Fawzayni nañu leen wax ñu àggale ko hôpital ba ñuy liggéey ci yoonu Daarul Muxti nañu leen wax ñu àggale ko te bu ñu ko yàkkamti ngir ay élection ba di ko ubbi te eggul bépp matériel nag bu mu yellool war na faa am bala ñu koo ubbi ndek nag at mu jot ñu lim ay milliards ne def nañu ko Touba kon ku xool nga gis ku làmb war ngaa daj. ci janoom ak taskatu xibaar yi coordonnateuru Safinatul Aman artu naka noonu it sàkku ci yenn kilifa diine yi ñu defaraat seen toggaay ci gën a fulla njàngaleem lislaam. Gora Ndack Lo jaajëf jógee Touba wàccaat ci région bu Dakar ca Tëngéej la ñu jëm foofee association yi taxaw na tuuti tànk lañ ko tuddee ànd ak mag ñi école yi ak waajur yi leen bëgg mooy boole ci ndaw ñi bu ko defee xeex lab gi am ci tefes gi foofu la ñu jàpp ne jaaduwul ci lépp tuuru moo tax ndaje yi mënta ñàkk ak waxtaane wàllu gu ni mel ñu xuus Tëngéej ànd fàkk Babacar Seck. bakkan yi di jële ci région bu Ndakaaru tax na kuréel gi di Tëngéej tuuti tànk bi liggéey ci aar axu xale yi amal na ab doxantu nemmeeku ci tefesu Tëngéej yi loolu ñu jublu ci waxtaan ak askan wi ngir moytu wax yi nga xam ni dañu tere ku fa sangu. ñu ne tamit dañuy jël vraiment décision dem ci plage yi waxtaan ak jeunes yi waxtaan ak ñi nga xamante ni aussi ñoom ñooy fréquenter plage yi ci li nga xamante ni moom mooy waax yi dëgg la am nañu sañ-sañ dem fa mais aussi bu ñu fay dem am na nu ñu fa war a demee d'abord da nga war a am xam-xamu géej xam-xam bi mooy lañ d'abord le minimum mooy da nga war a mën a féey mais féey rek doyul il faut aussi nga xam ne am na ay plage yoo xam ne dañ ko interdire am na ay plage yoo xam ne dañ koy surveiller. kuréel gi ànd ceeg association maîtres nageurs ak sauveteurs yu Tëngéej ñoom ñu ñaawlu li leen kenn boolewul ci saytu géej gi di ñaan ñu delloo leen ci tefes yi ngir kaaraange mën faa dellu si. ci budget Tëngéej moom la ñu formé ay maîtres nageurs ba mu nekk 3 promo kon man am naa lu ma métti trop li tax ma am lu ma métti ñoom dama yaakaar ne dañu toog di xool lii nga xam ne moo am géejawaay parce que boo xoolee géej gi li mu nekk nii boo xoolee même pas un mois 14 personnes géejawaay bërka démb 8 personnes mbaaw mais loolu mooy lan ñoom ñoo ñu war a jàppale. nappkat yi nga xam ni ñu ngi liggéey ci tefes gi du saa su nekk la ñu mën a bàyyi xel ñi di sangu si géej gi rawatina ci njeexitalu ay bés yi nga xam ni askan wu bari dañuy ñëw ci tefes gi. noonu toujours lan mën a nekk si milieu bi la suivre xale yi parce que nit ñi dañuy liggéey te fii dafa ginnaaw fii dëkk ba mu nga si kanam kon tey jii bu fi jafe-jafe di am bu lakaa di sawe problème ñëw na ba pare ginnaaw yàlla ñii fi nekk nii ñoo tax parce que toujours ñoom ñu ngi fi kon nag li ñu mën a dimbalee daal mooy maire neenu dimbali delloo sa maître nageur si place yi. donte amagul kenn ku faatu ci géej gi nekk ci département bu Tëngéej warul tax ñu dakkal surveillance bi ak waxtaan ak askan wi ñu mën a ñëw ci tefes gi ñibbi te duñ ci am benn tolof-tolof. jaajëf Babacar Seck bu fekkente ni sikk saa nga ca géej ga ndaw ya fay dem ba maître nageur ak association yeeg ñëpp taxaw xeex wàllu guddi mel lii itam xeex la beneen bu Sénégal sumb te mooy fexe bam li ñu am ci sunu ndono ñu war koo mën a sàmm ñu koy wax patrimoine culturel lu ni mel tax na ministère bi ni ko wàllu guddi mel Abdoulaye Diop moo ko jiite jël na toll ci juróom-ñeenti mbir yu yees daal di koy dëxëñ ci kàggu gi ba Sénégal war a mën a am léegi kàggu goo xam te bii dañ koy joxoñ baaraam di ko aar yooyu lay poñ nga xam nga dëxëñ lu ni mel tamit jàpp na ni Sénégal gépp ñu war a jàpp ci wàllu googee ndax dafay gën a yokk sunu koom ci geneen anam ak gën a rafetal xaar kanamu Sénégal ñu teewal ministre Abdoulaye Diop la mu dénk tawee. Le patrimoine culturel dont il est question aujourd'hui. aada yi mu laal dafa nekk ñoo xamante ni bii dafa daal di fës ci nekkinu suñuy réew yi muy jëm ci li nga xamante ni bii moo di suñu aada ak suñuy cosaan li nga xam ne moom la ñu nekkee suñuy toggin ak li nga xam ne moo ci aju yëpp ak yu feccanti ko loole nag fësal ko gaaral ko saa su nekk dafa doon am solo moo waral nag li nga xamante ni bii moom la ñu taxawal nii nga xam ne dafay ñëw ngir aar li nga xamante ni bii dafa bokk suñu taarixu réew bokk ci li nga xamante ni bii moo ñuy mandargaal dafa am solo kon daal di jëmmal man leen
a ràññeetle ba am taarix boo xam ne dinañ ko si jàpp dina doon loo xam ne dafa am solo loolee nag dafa nekk loo xamante ni bi taxawaay bi ci direction patrimoine culturel dafa daal di am solo di programme bu mucc ayib boo xamante ni bi nii ñu ko taxawalee daan na am solo te buñ ko wéyalee nii dina nekk lu am solo te dina baax lool si wàllum njàngale mi wàllum gën a ñoŋal li nga xamante ni bi moo di suñu aada ak cosaan gën koo yaatal ci biti réew ba taxit ñi nga xam ne liggéey biti réew bu ñu yegg see man see roy te man koo gis li nga xamante ni bi mooy suñu ngànjaar yi nga xam ne moom la ñu yor. Le tourisme culturel et bien d'autres outils qui permettront au patrimoine culturel immatériel de rester vivant. yegg nañ ci pàcc bi nu jagleel toog tekki ci réew mi ci biir xabaar itam ñu ci ànd ak tey ji ak Oumar Kane jot nañu càmbaral sénégalaise boo xamante ni bii Racky Daffé lay wuyoo depuis atum 2015 dafa sos yi fi boppam di ca doxal boobaak léegi di ndam na be ko koccal ca sax fa mu laal mooy ay bàngaas yoo xam xëy na ñu bari duñ koy faxal di yëngutu ci wàllu googee mooy defar ay fowukaay yoo xamante ni bii day doon dëgg yu sosoo ci Afrique cosaanu tam ci Afrique ñi wàcc ci dañuy doxee ak liggéey ba ak ki nga xam si moo di Oumar Kane. Alifa ab boutique bu jaay ay jouets yu particulier fii lépp ci culture Afrique lañ ko jëlee ay poupée yu ñuul ñoom ñëpp ñu solal leen wax ay puzzle ci carte Afrique wala bu Sénégal ak ay livre yu am ay léeb yu ñu jëlee ci culture Afrique africanité bu Racky Daffé fonk lool. parce que loolu moo ñuy permettre tey ñu mun a xam suñu bopp déjà balaa ñuy xam ñeneen ñi ndax tey nii soo gisee xale yi jouets yu ñuy foowee ay jouets yoo xamante ne représenté neige par exemple wala ay jouets yoo xam ne day représenté ay doomu tubaab yoo xam ne dañuy am ay karu bopp xam nga loolu du ñun baax na xam ko parce que ça fait partie de l'extérieur mais la moo am solo mooy njëkk a xam suñu bopp njëkk a valoriser lu ñu am voilà balaa ñuy dem seeti feneen. ci atum 2015 la Racky ubbi boutique bi ginnaaw bi mu amee doomam bu njëkk doom bi mu bëggoon yar ci culture ak valeur africaine. bu ma amee sama doom parce que ma dama mës a gëm ne culture africaine dama ko war a inculquer samay doom voilà donc bu ma amee sama doom ci laa xalaat ne amuloon dara ci marché bi loo xamante ni ma ko permettre mu jàng ci Afrique donc si laa commencé di liggéey ci projet Alifa bi. tax ba ñëpp xam te bëgg culture africaine loolu mooy mbébétu Racky ba tax mu bëgg ubbi yeneeni boutique ci Afrique ak ci àddina bi. tey nii bëgg nañ Alifa egg Afrique yëpp ñëpp xam la mooy Alifa ñu permettre ay xale yu bëri ñu mun a découvrir suñu foyekaay yi ndax da leen di permettre ñu xam vraiment seen environnement xam tamit seen culture donc tey nii tamit bëgg nañ ko importer à l'international comme ça yeneen dëkk yi mun a xam lan mooy Afrique yeneen xale yi tamit mun a xam lan mooy Afrique parce que c'est dès le bas âge voilà que la ñu mun a intégrer yenn yi ci seen xalaat ci seen esprit comme ça ñu mun a vraiment am intégration sociale bu intéressant. mu nekk concept bu ñu faral di gis te sénégalais yi dégg ko Oumar Kane jaajëf waaye itam jaajëfal ko moom Racky Daffé ak ñi mel ni moom ci biir Sénégal di daan seen doole ci biir réew mi gëm ko toog fi tekki fi lu mën a nekk la. gërëm leen càndbeek ñun ci xabaaru maraîchage ci seen télévision ITV lii moo ko daal di kon tëj leen bàyyeeg programme bi la taal dafay wéyandi incha allah 19h45 Adama Manouskaba delluwaat toog jukki xabaar ci français ñu wéy ñaanal leen ñu bokk fanaan jàmm illa li xaw